RFM Matin. RFM Matin. Émission bi yeewu Sénégal. RFM Matin 7h40 sunu gan Rama Ndaw ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay Babacar. Ramatoulaye Ndaw mi jiite CAP di cellule d'appui à la protection de la petite enfance maanaam kuréel goo xam ne la sàmm tout tànk yi moo leen tax a jóg ngeen nekk ci ministère de la bonne gouvernance et de la petite enfance waxtaan wi nag li ko lal mooy maag Alaaji Njóogu Jeen dinañ la laaj sa xalaat njëkk sax ci li fi xew fan yi ca Touba gone taalibe gañ fekk ci tabax bu yeggul ñu def ko naka sudul noonu ba mu ñàkk bakkanam ñu ne deeta waaye Touba googu teg ca ñaari fan fekk benn waaye jëloon ay xale dugal leen cib néeg def li tubaab di wax séquestration ñu jàpp ko ci Petit Mbaaw ku ne xam na la fa xew xale lu jigéen ju juróom-ñetti at goo xam ni tam ëpp naa nettali nañ ko def moom it mu ñàkk bakkanam mënees naa xam moom lu xew waay. Babacar maa ngi lay gërëm di la sant di nuyu auditeurs RFM yëpp di leen nuyu ci subateel bi di commencer par jaale wax dëgg neex yàlla yaay yi nga xam ne ak papa yi nga xam ne dañu ñàkk seen doom mu nekk tis bu nga xam ne lu metti la ma koy natt rek ci man en tant que yaay mais en tant que citoyenne mu nekk lu nga xam ne dañ koy ñaawlu bu baax a baax di vraiment di am compassion bu baax ci parents yooyu ñàkk seen doom mu nekk effectivement cas yu nga xam ne dañ koy mettitlu bu baax a baax dee boo gis xale nit bu ñu faat dafa nekk lu nga xam ne dañ koy dafa metti rawatina bu dee mort d'enfant vraiment mu nekk lu nga xam ne mënuñu ko rafetlu dañ koy ñaawlu bu baax di ko condamner avec la dernière énergie. Mais moom nu mën a jékki-jékkee rek këf xale def ko loola di am nii rek. ndax am ngeen mës ngeen ci def jàngat ba xam ñu koy def ñumu lu leen ci tax a jóg ak lu tax mu jékki-jékki rek day faral di xew daanañ ko fi dégg dañuy teg rek jékki-déggaan naan am na 4x4 buy wër di jël xale yi ak ñoom seen est-ce que yéen mës ngeen liggéey ci loolu ba xam loola lu ko waral ak ñu koy def luñ ca jublu ak ñumu. waaw xam nga société boo gis dafay dox c'est vrai que temps yi liñ ciy wax dafa bëre. mënuma wax ne que phénomène bu nga xam ne dafa gën a yokku la je peux dire que dañ ciy wax lu gën a bëri xëy na nag réseaux sociaux yi ak. maanaam chaque jour mu am daanaka. waaw mais nit ñi boo gisee bu yàgg ba xëy na daanoon na am mais daanuñu ko. médiatisation bu bëri bi xëy na amu ci woon. léegi nag effectivement loolu dafa war a tax ñuy poser wu ay questions yu bëri di jéem a gëstu wàllu woowu mais xam naa il faut que ñu seet d'abord ban façon. lan moo leen tax a jóg est-ce que crime de droit commun la wala lan moo tax a nekk. crime rituel bon man je pense que fi mu dëkk bu mel ni Gabon dañuy këf ay nit di leen faat ci loo xam ne ay xërëm a ko tax a jóg ñoom seen. waaw bon xam nga loolu comme ni nga ko waxee rek Gabon la fii Sénégal la. même fii ñenn ñaa ngi xalaat ne ay élections yooyu buy ñëw day am ay sacrifice humain nit ñi ni sàkkal pexeeg yu ni mel est-ce que yéen lu ni mel xalaat ngeen ko wala yéen a ngi koy sóoraale. fi mu nekk nii ku nekk moom du mënoo tere ku nekk mu xalaat lu nekk mais fi mu ne nii ndegam justice bi mu ngi ko jël en charge nañu bàyyi enquête bi law. ba ñu xam exactement lan moo ci jublu en tout cas fi ma toll nii man yorewu ma information yi nga xam ne mun na ma permettre ma wax ne que crime rituel la wala beneen façon crime. mais kuréel gi nga jiite aar tout tànk yi moo leen tax a jóg. léegi lii dal tout tànk yi responsabilité kan la kilifa yi waajur yi wala kan. waaw donc li nga wax am na solo bu baax a baax donc CAP cellule d'appui à la protection de l'enfance ni nga ko waxee loolu dañ ci gëstu bu baax mais li may njëkk wax mooy. responsabilité parentale jamono ji dafa doy waar fi mu nekk ni jamono ji dafay évoluer xëy na bu yàgg ba xale yi mënoon nañ leen bàyyi ñu dem ci mbedd bi wala ni xale yi daan évoluer ci mbedd bi sans ne serait-ce que les dangers de la circulation et cetera pour ne parler que de celui-là dafa changer bu baax donc waajur yi vraiment war nañu bàyyi xel bu baax a baax ci xale yi parce que le fait que ñuy bàyyi xale yi ñuy dem n'importe où ak réseaux sociaux yeeg loolu xam naa dinañ ci ñëwaat bu ci kanamee bu ñu waxee. am na ndaje muy am ci wàllu réseaux sociaux yi sax tey ci wàllu aar tout tànk yi mais ci wàllu waajur yi. dëgg la ni waajur yu ci bëri nag. même seen doom buy xëy di jàngi lu école ba sori sax dañuy defar xale yi solo leen rek buux leen ñu ànd ñoom képp di jàngi loolu rek ñàkk kaaraange la. duñ gunge seen doom sax ba ci seen l'école. loolu laay wax nii moo tax ma naan dañu naan insécurité bi bëri na fi waaye responsabilité parentale tamit lu jar a sóoraale la parce que tamit boo amee sa doom yow yaay premier responsable ci sa doom wax nga seet sa doom fan lay dem kañ lay ñibbisi kan lay àndal yooyu yëpp yaakaar naa ne bu ci parents yi gënee bàyyi xel
problème yu bëri yi nga gis nañ ko fii ci fan yi ñu weesu ak ci année yi ñu weesu itam dina gën a wàññeeku. mais peut-être tamit parents yi mën nañ def seen devoir li leen war yëpp sàmm seen doom surveiller leen mais diggante l'école ba kër ga xëy na tamit ñàkkum kaaraange ci dëkk bi tax na ba xëy na ñaawteef yi di am ñi nga xam te ne dañ koy def mën nañu profiter ci gox ci diggante boobu. donte sax parents yi def nañ seen wareef mais état bi tamit côté kaaraange am na problème mu soxe na. waaw xam nga kaaraange bi moom en tout cas kaaraange bi nga xam ne mooy moom la ñu jublu ci xale yi sécurité des enfants loolu priorité la dégg ngeen démb garde des sceaux ministre de la justice wax na ko wante itam état bi mënul jël derrière chaque enfant derrière chaque citoyen mu teg benn policier benn takk der loolu xam ngeen ne mënul ne léegi li nga xam ne moo ci gën a am solo yaakaar naa ni mooy li ma wax rek mooy responsabilité parentale ba pare également ma bëggu wax lu am importance mooy année yi ñu weesu dañu valider li ñu naan stratégie nationale de protection de l'enfance stratégie boobu buñ koy dérouler dafa am ay comités départementaux de protection de l'enfance yu nga xam ne préfet bi dans chaque département moo koy diriger wante yemuñu foofu dañu def li ñu naan ay comités villageois ay comités zonaux par exemple ci ay gox yu mel ni Pikine Guédiawaye nga xam ne dañu am densité humaine bu bëre dañu diviser sax quartier yi en zone ba wàcc sax ba am comité de quartier de protection de l'enfance et je pense que comité de quartier yooyu mun na nekk une réponse adéquate comité de quartier yooyu am nañ ci ndeyu daara yi ñu nekk ci collectivité locale yi mu ngi ci biir am nañu ci les chefs de quartier am nañu également les parents ak bépp citoyen bu nga xam ne mu ngi ci et comité yooyu ñoo aussi war a servir de veille et d'alerte de telle sorte que bu amee benn jéyee wala ñu seetlu par exemple benn daara bu nga xam ne dafa installé wu noonu rek nga gis kenn kuy tabax kër gi travaux yi àggagul mu ñëw installé fa ak xale yi ñu alerté ak beneen rôle bu nga xam ne c'est très important muy rôle collectif moom daal local Sénégal ñun fonk ñu xale ndax conditions yi xale yi nekk ci mbedd mi ci ñooñe ne ay daara lañu yor di yelwaanloo xale yi fekk kër bu pareegut ñu koy tabax ñu denc leen ca seddaay beeg lépp lu am ci wàllu wér-gu-yaram kenn du leen seet xale yi doon dem hôpital da ngay daj ak ñoom ñu yori góom gouvernement bi daat ci wax ay mesures yu bëri waaye gouvernement bi dafa dem ba mel ni lu ragal sax wàllu toppatoo xale yi rawatina ñiñ naan ay taalibe lañ. déedéet Babacar bu nu loo wax ne fonk ñu xale bu yàggul rek gis nga ne que man mii di wax ak yow je suis conseiller spécial du président te maa ngi toppatoo affaire u xale yi donc loolu musu fee am ministère bi nga xam ne dañ ko jagleel Rama Ndaw ñëpp teg nañ seen bët ni xale yi mel ci mbedd yi. loolu kenn du ko weddi Babacar. ni xale yi nekkee ci mbedd mi xam nga dafa nekkul lu nga xam ne tey la xew c'est depuis très longtemps du tey rek mesures yi nga xam ne nag c'est un phénomène bu nga xam ne yow ci sa bopp xam nga ne que il y a des variables sociales culturelles religieuses très fortes derrière ce phénomène-là donc fi mu nekk nii xam nga ne que am na benn projet de loi bu nga xam ne liggéey nañ ci lu yàgg ci restructuration des daara projet de loi boobu nga xam ne ministère de l'éducation moo ko porté dafa nekk bu paree dina saytu anam yi nga xam ne noonu nga war a ubbee daara conditions d'ouverture yi ñi nga xam ne ñoo fa war a jàngale ba pare nag mu am lu am solo mooy enseignants yi nga xam ne dañu nar a jàngale ci daara yi état bi daf leen di subventionner ci kaw ñu respecter yenn conditions yi donc projet de loi boobu buñ ko adopté inchallah yaakaar naa ne dinañ am changement bu bëri. mais dafa mel ni nguur gi c'est vrai que day jël ay mesures loi yaa ngi fi am nay mesures yëpp mais coow li mooy suivi moo dul am application bi toujours mooy poser problème gis nañ fi sax bi lakk bi amoon fii ci Médina président Macky Sall ci boppam ñëw fermeté annoncé ay mesures énergiques mais après mujjul fenn ay wax la woon kese effet d'annonce rek la yem. non du wax kese liggéey boo gis dafay am fu muy tàmbalee ak fu muy delloo xam nga lan moo ci am importance mooy am pérennité amul benn njëriñ nga yeewu suba def benn action mu pare jeex déedéet fi mu nekk nii dañu bëgg teg ay actions yi nga xam ne elles vont être pérennes projet de loi boobu nga xam ne moom laa doon tudd léegi buñ ko adopté dina permettre dans la continuité et dans la durabilité de résoudre ce problème-là retrait des enfants de la rue aussi dafa am nga xam ne da nga ko war a càmbar ba pare boo retiré xale yi léegi tout de suite boo yeewoon suba tey ji nii ma ne Babacar buubal ma xale yépp nga génne leen ci mbedd bi foo leen di dugal il faut que nga liggéey ci mesure d'accompagnement waaye itam ñun ñëpp yéen tamit presse bi am ngeen ci wàll bu am solo xam ngeen comme ni ma ko waxee bala ñoo yegg ci presse bi ak ay pexe yoo xam sax laal ngeen ko ci benn guide waaye ba tey boo xam Babacar pour toujours problème boobu responsabilité parentale bi mu ngi ñëwaat aussi moom laa bëggoon junj léegi xam nga tam waajur yi nga xam ni ñooy jur seen doom bëgg lu yomb buñ leen di yóbbu ci daara ji sax du pour ñu am xam-xam waaye nañu débarrassé wu ci xale yi rek loolu tam moom nuñ koy def
loolu tamit xanaa di ñaax rek di dolli sensibilisation bi ak di gën a dooleel famille yi xam nga gis nañ fi bourse de sécurité familiale yi nga xam ne ñu ngi koy jagleel yenn famille yi nga xam ne dañu xaw a ndóol te famille yooyu dafa am yenn critères yi nga xam ne dugal sa doom école daf ci bokk pour ngay mun a continuer di am bourse boobu mais li fi ma commencé woon ca njëlbeen rek mooy responsabilité parentale bi dafa am solo munoo ñëw rek banque say loxo ne jox sa doom ci benn sëriñ ne ko ay yaxam laa la laaj loolu dafa daw yaram donc vraiment parent bu ne balaa ñuy wax état bi ay yaxam kay waaw wax ji de loolu mooy lépp ma ngoog donc aussi parents yi wax nañu seetaat ku nga xam ne jur nga sa doom nga jéem ko sàmm boo dee dëkk ak moom ci néegu ñax sax nga toog fa jéem a góorgóorlu wante jël sa doom jox ko kenn ku nga xam ne doo ko jox dara kooku tamit bu yeewoo suba génnee sa doom yalwaan loo ko ne ko dama soxla lu mu lekk day jafe daal nga mun a nga dal ci kawam parce que affaire problème bi daal dafa complexe mesures yi nga xam ne dañ ko war a teg dafa war a nekk des mesures pérennes mais dafa war a nekk également des mesures yi nga xam ne elles sont consensuelles et que sénégalais yi ci boppam war nañu réaliser ne que fi mu nekk nii sécurité de nos enfants ñun en tant que mère en tant que parent ñun d'abord la incombé loolu dafa nekk lu am solo. li nga doon tudd sànq ci ni ngeen bëggee tamit ñiy yëngu ci wàllu tasum xabaar am benn taxawaay bi ci xeex loraange yi dal ci kaw tuut tànk yi am na lu ngeen ci liggéey ak ay journaliste ba tënk ko ci kayit mi ngi nii ñu yor sax tuddee ko guide pratique à l'intention des acteurs des médias éthique journalistique et droits de l'enfant. waaw Babacar guide boobu nga wax ñu ngi ko publier le 15 février bi passé. mu nekk guide nag bu am solo parce que li ko waral dañu seetlu woon plusieurs choses bi ci njëkk mooy dañu gisoon ne que professionnels des médias yi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci presse bi ci wàllu tas xibaar dañu xawoon ñàkk tuuti formation ci mbirum droit de l'enfant benn bi. formation bi deuxième point bi mooy ñu xalaat ne que war nañu leen utal ay jumtukaay yu nga xam ne dina leen permettre non seulement ñu xam convention maanaam texte yi nga xam ne moo tëral ak ak yelleefu xale yi muy convention des droits de l'enfant mais également la charte africaine des droits et du bien-être mais également naka la ñu war a traiter information bi gis nga par exemple yéen sax mën naa leen xaw a xoosaale tuuti ci affaire u xale yi jàll ni gis naa ne que ci l'observateur u fan yi da ngeen taf photo bi nga xam ne moo waroon nekk xale bi nga xam ne moom la ñu rey après ca ëllëg sa ngeen publier beneen photo wax ne que du woon xale boobu excusé wu. loolu dafa nekk ay mbir yu nga xam ne dañ koy ñaawlu bu baax. parce que dafa nekk la ca Petit Mbao sax xale bu jigéen boobu ñu faat ca Petit Mbao am juróom-ñetti at ci anam wañ ko faatee gis nañ photo itam di circuler ci réseaux sociaux yi ak anam wa nga xam ni moom lañ ko fekkee. mango loolu vraiment ay violence yu extrêmement grave la parce que nga jël photo xale woon ko lépp lu nga xam ne jëmul ci li ñu naan intérêt supérieur de l'enfant dañ ko war a bannir par exemple nga xale bu nga xam ne dañ ko sàkku nga gis ñu wax nañu turam wax nañu santam wax nañu yaay ja wax nañu papa ja wax nañu fa may jàngee dafa nekk yu nga xam ne dañ koy tere yoon daf koy tere ba pare mu nekk leneen lu nga xam ne dañ koy gën a amplifier ak réseaux sociaux yi gis ngeen temps yëpp dafa am ay est-ce que problème bi sax loolu la site yeeg yooyu noonu. voilà parfois image yi ñu xool lu ñu war a diffuser lu ñu war a diffuser ak yooyu noonu. donc exactement ba pare parents yi tamit dañ ci war a bàyyi xel parce que léegi da ngay gis ku ne bàyyi sa doom ak tablette bàyyi sa doom ak téléphone mu nekk ay médium yu nga xam ne dafa xaw a doy waar parce que tey jii nii comme on le dit ñëpp journaliste nañu da ngay filmer sa benn affaire daal di génn publier ko ci Facebook nit ñi partager ko te loolu il faut aussi ñu ñaax parents yi bu baax te xam ne ay vidéo yu nga xam ne dafa nekk à caractère yenn saay pornographique nga jël ko ñu won la ko nga partager ko loolu yow mën nañ la ci tëj kaso parce que lépp lu jëm ci xale yi dafa nekk lu nga xam ne il faut qu'on prenne ça très au sérieux léegi nag bàyyi xale yeeg ay YouTube ñu ne ca rek lu ne mën nañ ko caa gis ba pare sax cybercriminalité bi dafa jéggi dayoo fan yi temps yi ci jamono yi ñu nekk xale yi nga xam ne dañu dem ci internet mën nañ fa gis ay prédateur xaw ma naka lañ ko mën a waxee ci wolof mais ñu nga xam ne mën nañ leen ndax amee image wu xale bu mel ni moom ba pare nax leen. mais loolu yëpp li nga wax ni yëpp day reposer problème éducation parentale maanaam ci njaboot beeg yooyu biir famille bi li nga doon wax sànq parents yi seen responsabilité première lépp luy njëkk ñooy njàkk. yar bi ñu war a yar xale yi. yar bi des na bu baax waxuma ci ñëpp gaa mais ñu gën a bàyyi xel ba pare gën a appréhender méfaits yi nga xam ne
réseaux sociaux yi ñu ngi koy def parce que même le fait que xale bi di nekk tout le temps ci écran yi dafa poser problème te ñun pour lutter ci loolu def nañu sax ay formation ak journalistes dañu diviser ànd ci ak UNICEF ak convention des jeunes reporters daal di def ci at daaw nii former plus de 60 journalistes dans la zone nord def Saint-Louis axe Saint-Louis Matam Podor te inchallah dinañ ko continuer former journalistes yi nga xam ne ñu ngi nekk dans la zone dans le centre au sud ak ba finir par Dakar li ñu ci jublu daal te ñu ngi ciy liggéey ak CESTI ak ISIC ak yeneen institut de formation yi mooy que bépp journaliste bu nga xam ne ñu ngi lay tàggat ci loolu ak journalistes yi nga xam ne am nañ seen diplôme ba pare nekk di fonctionner que au moins une fois ci ce cursus nga am une formation sur les droits de l'enfant nga am au moins un module. Et pourquoi pas dem ba am une spécialisation comme ni ñu amee journaliste yi ngañ leen seen taxawaay ànd nañ ceeg yow waajur itam seen responsabilité loolu kenn mënu ci sax werante lu am la waaye itam gouvernement bi bu ñu jëlee misaal ci lay xew Petit Mbao ak Touba ministère bi ñu dénk petite enfance sax dégguñ ko ci mu yéey ci yàbbi ci xanaa li ñu la invité tey sax mu tane nga jaaleek ngañ ak ñaaxaate waaye itam loolu nees ko mën a comprendre yu ni mel xew gouvernement bi ne tekk du ci wax di wax waxi politique rek. Déedéet bul wax loolu ministère de la protection de la bonne gouvernance et de la protection de l'enfance pas petite enfance kese parce que enfance la petite enfance mooy dem ba 18 ans mu ngi ci yëngu ku mel ni directeur de la protection directeur de la promotion. non dama ne ñaawtee fii mujjee xew nii dégguñ ci gouvernement dégguñ ci ministère. démb dégg ngeen ci Niokho Baye Diouf bi nga xam ne moo nekk directeur de la promotion des droits de l'enfant wax na ci ministre bi tamit wax na ci déplacement yi mu nekkoon donc. du et puis xam nga li ministre bi demul ci fi mbiri xew masawu njaboot yee xool li xew ak yooyu noonu. kan moo la ko wax ne dem fa. kon baaxee nu ko kon. dem na Touba ak Mbao. dem na en tout cas fi mu war a dem mu ngi fay dem donc man je pense que le plus important fi mu nekk nii mooy que ñu jël conscience ci phénomène boobu ba pare jël ay motuwaay que ce soit le journaliste que ce soit l'État que ce soit la société civile que ce soit les parents que nous sommes li ci gën a am solo daal mooy xam ne fi mu nekk nii. il faut que ñu gën a bàyyi xel ci xale yi il faut que ñu gën a yar xale yi aar leen ci méfaits yi nga xam ne mun nañ ko am ci mbedd mi waaye tamit comme ni ma ko waxee ci internet bi et surtout yéen ñi nga xam ne da ngeen am pouvoir bu bëri ngeen gën a jàppale yéen journalistes yi am ministère de la petite enfance am cellule bu mel ni bi nga jiite loolu nuroowuta du nu mel nu mu liggéey nu mu mënee nekk tegale googu tegale ci nan. am CAP di cellule de la petite enfance am ministère de la petite enfance am agence nationale de la case des tout-petits et de la petite enfance loolu yëpp moom. ak direction de l'enfance ak tamit direction de la protection des droits de l'enfant. mais Babacar Fall lu tax kon doo wax lu tax ci ministère de l'économie ñu am direction du budget am direction buy toppatoo affaire u yenn direction des finances nu ngeen liggéeyee yéen ñëpp. nu ñuy liggéeyee en parfaite collaboration et en parfaite synergie gis nga mbirum enfance dafa yow déjà yaa ngi wax ne fi mu nekk nii depuis xaw ma ñaata année ñu ngi jéem a liggéey par exemple bu ma jëlee juste ak wàllum protection de l'enfance mu nekk lu nga xam ne ministère bi sax ñun xeeb nañ ko dañu bëggoon ñu créer ministère bu gën a rëyati encore il y a tellement de problèmes dans ce secteur-là que il faut davantage d'acteurs. sinon laaj bi mooy bonne gouvernance moom lu ko booleeg petite enfance xale yi tuutànge ak yarum sel. xawta am. déedéet xam nga fi mu nekk nii ñu ngi ñëwoon pour wax affaire loolu kay du ko mën a expliquer bi dinaa ko mën a expliquer parce que bonne gouvernance boo xoolee. tey jii nii boo jëlee bonne gouvernance nga boole ko ak enfance lan moo gën a am importance que tàggat xale yi ci bonne gouvernance ba ñuy gën a nekk tout tànk tey jii nii quand on parle de fonder le citoyen de demain. bu xale yi gën a nekk xale ngay commencer bu ñu quand on parle d'éducation citoyenne doo bàyyi ba xale bi màgg booy jël garab doo bàyyi ba garab bi dëgër ba wow koŋ nga bu koo damm. dès le début ngay changer. foog naa journaliste la woon moo tax muy jëflanteeg ñun jërëjëf. sama waay ngeen nag mais bon de temps en temps il faut que ñuy waxante dëgg quand même Babacar. Rama Ndao jiite cellule d'appui à la protection de la petite enfance nekk ci ministère de gouvernance de l'enfance. ah waay Babacar bàyyi xale yi ngay wàññi di leen yóbbu petite enfance waaye yow itamit merci. jërëjëf nekk ci ministère de la bonne gouvernance et de la petite enfance yéen doog jàmm jërëjëf El Hadj Ndiogou Diène. RFM Matin. RFM Matin. émission bi yee waa Sénégal.